beneen cadre bu ñu ko dugal waaye comme yàlla moom dafa am benn classe bu muy fonctionner am na benn bassesse boo xam ne du fa àgg moom da lay jàngal sangu set rek ne nga raxasal sa bopp nii bàyyi la nga dem mais mieux que ça ci cadre conception normalement ci ko respecter sa bopp respecter ki nga si xër mais surtout respecter ki nga bëgg a jur sangu set c'est avant et après c'est avant et après ndax ndegam nit lekk la war a nekk la war a raxas boppam raxas ay loxo ndax bañ dugal ci biiram lu mu war a dugal masak foofu kon nag c'est avant et après gis ngeen bu loolu jàllee conception bi ci boppam ñoo ngi wax 9 mois de grossesse waaye dafa war a njëkkee 9 mois de préparation grossesse du lu simple ndax nit moo simple parce que conception moment la instant la waaye instant boobu ci la lépp di joué instant boobu bu sa xel demee dina am impact instant boobu loo xalaat leneen dina am impact instant boobu sa respiration bu jàllul yoon dina am impact moo tax ñoo ngi tudd baatu handicap mais xanaa xamoon ne lii yëpp da ciy joué am na loo xam ne bu ko sa doom indaale xamal ne yow même bu dul ci lu physique parce que àq dafa am solo c'est très important ni ma ko waxee sànq sa doom mën na judd indaale benn jikko bi ci yow la sa doom mën na judd indaale benn melokaan bi mën na nekk ci yow ndax sa doom mën na xëy sonal la façon boo xam ne danga dul bàyyi xel ne yow noonu nga sonale woon yàlla ni ko benn woykat wuyee rappeur la sax def ne man de damaa yedd sama bopp mu ne ndax man dama naan def fu ma toogee ñaan yàlla waaye ma xëy yëg ni daf ma jéppi kon nag ma xam ne jot na ma may ko vacances te jël sama yitte teg ko ci kanam ba ma defee loolu la doogee gis ni nekk kontaan na ci man c'est très important kon nag évolution ku nekk am na ci wàll parent bi am na ci wàllam waaye nit ki ci boppam am na yitte bu mu war a def pour évolution boobu mën a am nekkul rek lu banal c'est-à-dire que gis ngeen lii ñuy wax ni du problème mu philosophie du problème mu dara c'est absolument pratique am na ñoo xam ne jot nañ ci waxtaan ñoom am na ñoo xam ne jot nañ ci travail ak ñoom mais bañ appliquer mbir bi te bañ ko jàppee rek lu abstrait mais ban résultat lañ gis c'est très important parce que gis nga philosophie dafa incomplet lan mooy philosophie c'est l'art de se poser des questions waaye question sur question loolu bëgg a dëkki ut réponse boo xam ne boo gisee sax du la doy waaye léegi noo koy appliquer ci sa bopp kon nag philosophie kese doyul application bi dafa am solo c'est très important ba fàttewu ma dara ci question bi ok boobu tamit évolution ñëpp a ko soxla ndax yàlla ko njëkkee ci boppam ndax xam nga yàlla bu fekkee balaa moo jàpp jullit dëgg laa wax yàlla moo ko nattee ci yonent bi mu fiy jóge fa mu tolloon foofu la teg baar bi et pourtant boo xoolee yonent bi ci boppam baar boobu weesu na ko yàgg na di dem kon nag évolution c'est absolument nécessaire ndax yàlla ci boppam dafa am benn seuil minimum bu mu fixé mbindeef bu respecté wu seuil boobu ci sa cadre développement ci sa cadre puissance ak ci sa cadre xam-xam da lay éliminer recycler la xool nag léegi ci yeneen mbindeef yi ñëw kan moo ci soxla composant yi ndax yàlla pollution rek la bañ c'est très important moo tax liñ ko waxee bi passé doomu aadama moom destin ndax destin raay la boo nekkee doomu aadama da ngay doon ab train tegu ci kawam am na ay arrêt waaye benn terminus la am muy kaas ndax yàlla soxlawul doomu aadama nit la soxla bu fekkee da nga yamale sa bopp nag ci train nga àgg boo àggee ñu xool lan lañ mën a récupérer dem joxe ko koo xam ne moom mën na koo jëriñoo mu jeex tàkk ci cadre nag genre
pré-outillement boobu ñu leen di defal c'est que waaw la déedéet la parce que yàlla loo ñàqul mënu la ko fay. Ce qui veut dire que kon bu ñu gisee ni am na koo xam ne am na lu mu judduwaale bul jàpp ni fii la ko amee am na fu yàlla njëkkee ak moom am na fu mu jiitu am na fu mu jaar am na lu mu ñàq ba am li mu am waaye tamit bu ñu fàtte ne yàlla businessman la foo ne business nag ne investissement foo ne investissement ne profit waaye foofu recyclage bi day ñëwaat. ndax yàlla boo gisee ni investissement bi mu def ci yow munoo fexe ba génneel ko bénéfice mais di retirer fonds yi te mooy li Serigne Cheikh waxoon ne wàlliyu nit dina judd nekk wàlliyu te du ko gaañoo foofu rek la dellu yàlla bu investir ci yow won ko ni équipe gagnante nga won ko ni résultat di nga ko teg won ko ni lim lay doyee dana mat won ko ni boo ko defee ba pare di nga ko ci tegal leneen mu xam ni kon yow liggéeykat nga bu ëllëgee balaa moo def ci keneen def ci yow foofu rek la toll waaye nag bu ñuy jàpp ni mbir bi ay jagle la jagle amul ci mbiru yàlla ñaari yaram dafa am foo jaar ak moom mu jox la lim lay jox xëy na nit ñi ñoo dul xàmmee lool. waaye yàlla fi muy jaar ak ñi muy jaar moom moo ko xam ñi muy fay lim leen di fay moom moo xam c'est très important gannaaw loolu nag comme ni ma ko waxee investissement bi il faut nga fexe ba yow nekk investissement rentable c'est aussi simple que ça yaakaar naa mat na. fa tabarakallah yal na yàlla yokk leer dën. amiin incha allah. am naa dañuy dem ci yeneen questions yi rek dafay topp logique bi ba léegi. tudd nga ni yàlla pollution rek la bañ. nga wax ni suñu physique mooy suñu premier environnement. muy laaj comment peut-on contrôler notre environnement. Et comment expliquer la complexité entre environnement, corps et notre esprit. Et pourquoi dit-on un esprit sain dans un corps sain? waaw kay foofu laa bëggoon tàmbalee sax xam nga un esprit sain dans un corps sain boobu nit moomu ko ndax xam nga ñoo ngi tudd noyau humain mais foofu la dellu parce que noyau humain mooy central bi nga xam ne moo dajale yaram xel ak ruux waaye boo yamalee mbir yi si un esprit sain dans un corps sain c'est parce que ruux lu gugul wala bu duggee ba pare dàqu na kon nag foofu wax ji lan la ci foofu nag environnement bi pollution bi fa lay dellu ndax bu ñu nee environnement mooy yaram xam nga dañuy wax détérioration de l'environnement réchauffement climatique yooyu ñuy wax yëpp xam nga dafa am lu ñu comprendre ci li yàlla dajale ci nit bu may wax ni àdduna bi juridiction nit te sax du àdduna bi kese univers bi la juridiction nit la dafa am lu tax parce que nit bu yàqoo loolu yëpp yàqu du nit moo dépendre ci àdduna dépendre ci nit pollution yeeg yi ñuy seetlu yëpp nit moo yàqu nit moo matul doomu aadama moo deful li ko war ba àgg fi mu war a àgg moo tax yi koy wër yëpp di ko wër parce que ak lu mënti xew xam nga Darwin sax yaakaar naa moo ko wax mu ne gis nga survie wu espèce ajuwul ci kàttanam ajuwul ci intelligence am mu ngi aju ci adaptabilité am te loolu yàlla ko jëkkee gis nga milieu bi lu muy gën a doy waar nit bu réeree boppam réeree capacité am ci lay périr ci environnement bu mel noonu waaye nit bu pare du air du ndox du lekk la soxla te mooy li Serigne Cheikh waxoon mboq bokkul ak dund c'est très important kon nag lu milieu bi détérioré wu nit du am problème c'est très important kon nag environnement boobu dépolluer ko setal ko maintenir ko nan lay demee
mais sport ba njëriñ la am alimentation bu jaar yoon ba njëriñ la am ba ci xalaat yi ngay xalaat ba njëriñ la am parce que yii yëpp dafay am impact ci environnement bi mais nit balaa ngay defar l'extérieur defaral l'intérieur boo defee li la war ci sa bopp mi xanaa ci ngay tal def li la war ci leneen c'est aussi simple que ça crise yi ñuy tudd yëpp lii rek la passé wu ko léegi nag un esprit sain dans un corps sain mais mënuñu wax une âme saine ndax ruux ci yàlla la dépendre kon sain naa ba pare kon nag une âme éveillée foofu rek la dellu foofu rek la dellu ndax bu yaram matee yaram nga def ci moom li mu war a def ci yoon mu matit xel partenaire mat ruux partenaire ah xanaa kon ci la noyé bi mën a màgg xam nga dafay dellu ci xëy na loolu benn mbokk tudd ci lenn bi baatu chakra yooyu ñuy wax dañoo desee dégg moo tax ñu yamale ko foofu ndax noyau humain boo ko defee muy cercle diviser ko par 3 bu ci nekk ak paaram mais bu ci nekk bu waree màgg mais mënul piétiner ci moroomam mais gis nga boo ko jàppee lu 2D rek doo comprendre il faut nga jël ko ci échelle 3D ndax foofu la profondeur bi di feeñ kon nag ñoo ngi tudd nit waaye ay degré la ay degré la ki nga xam ni moom ay éléments ñoo kawee sa yos mais lu répartition bi égal boo ko xoolee ci wet gi gis ni moo la sut kon nag nit ak nite ay degré la ay palier la da ngay gën di yéeg di gën di yéeg ba keroog di àgg fi yàlla soxla dit niveau bi mu ko yéene nga xam ne juridiction bi nag léegi moom moo koy yore parce que nag bu leen kenn nax yàlla soxlawul 7 milliards nit kenn la soxla te boole na ko ñetti juge Adam war a juger étape physique am xool ba xam est-ce que yaramam mën na li mu war a mën est-ce que capacité yi ci denc yëpp génnee na ko mu jël xel denk yonent yàlla Ibrahim xool ba xam est-ce que yeewu na est-ce que mu ngi analyser ci vitesse bi mu ko war a defee jël wax denk ko yonent bi ndax mu mën a xam est-ce que réellement liggéey na li mu war a liggéey ci boppam bu ñetti yëpp dajee nag nit di doog a mat c'est extraordinaire c'est extraordinaire xam naa maa ngi commencé piétiner sax ci yeneen domaine bi am na solo de xam naa moom bu yeboo les partisans yi lutter pour la protection de l'environnement changer de paradigme waaw foo ñu njëkkee ci seen bopp il le faut absolument il le faut absolument parce que toujours nit dafay jóge ci dafay fàtte boppam di seeti affaire yi ci biti ba ci suñu borom sax bi muy wax ci dégradation de l'environnement nit la ko delloowaat ndax zaharul fasad fil barri wal bahr bi ma kasabat ay di nas di fait des agissements de l'homme parce que daf ko jox mandat ba pare daf koy laaj compte rendu effectivement